waa asalaamaaleykum mbokk waa Fadial rawatina Mbang Fadial ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di ziar comme nuñ koy defee rek saa su nekk li ma leen di wax rek moom mooy Fadial TV ñëwaat na te yéen rek la fi nekkal di leen di commenter ci suñuy vidéo ngeen di abonné ndax aussi ñun ñu am ci mbégte loolu laay wax di ko waxaat saa su nekk waaw ñun nag liñ fi nekkee moom mooy di jëli ay information di jël ay image ndax ngeen mën a xam li xew Fadial ngeen mën a gis waaw toujours nag saa su nekk bu ñu amee invité rek incha allahu rabbi di ngeen xam lépp la nga xamante ne moom mooy am tey nag ñëw nañu recevoir monsieur le maire muy Simon Sarr yaakaar naa ñëpp xam nañu Simon ñëpp xam nañu liggéeyam ci biir Fadial ñëpp xam nañu politique am aussi ci biir Fadial mu doon xale ba nga xamante ne aussi xale bu sawar la ci biir Fadial yàlla may ko ndombol tànk bi muy adjoint maire tey nag moom la ñu seet si woon fas yéene waxtaan ak moom Simon ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu. Assalamualaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Ablaye maa ngi lay fay di la jaajëfal di la sant bu baax a baax si sa teewaay fii ak déplacement bi nga def ngir ñëw taataan suñu xalaat si actualité bi d'abord nga xam ne mu ngi xew ci biir dëkk bi di xew ci biir commune bi comme ni nga ko waxee man maay premier adjoint au maire de la commune de Nguéniène nekk conseiller municipal fii si Fadial bokk ci responsable politique APR commune Nguéniène. waaw Simon tey ba suñuy waxtaan bu njëkk tey ci liy xew ci biir dëkk bi la ñuy commencé balaa ñuy dugg ci la nga xamante ne tey moom moo ñu gën a yëkkati Simon gis nga fan yi yëpp li xew Fadial moom mooy affaire agression yi am Fadial insécurité bu nekk Fadial ak gis nga li fi xew fan yi rek yàggul léegi yéen en tant que autorité lu ngeen xalaat ci lu mel nii ak yan taxawaay lañ ci mën a am ba dëkk bi mën a doon dëkk bu leer. waaw Ablaye question boobu question bu am solo la ndaxte kaaraange dafa nekk lu am solo si dundu doomu aadama ndaxte nit ki ci lu mu mun di nekk ak ci lu mu mun di def yaakaar naa ne sécurité moo mun a tax xëy na ba muy xalaat ne sama activité mun na développé wu wala ci la may dem mën naa am cawarte dem ca wala ci la may yëngu wala ci la may def comme ni nga ko waxee nag ñu seetlu ne depuis daaw vraiment am na ay xew-xew yu bëree bëri yoo xam ne ci insécurité moo ko jur sécurité nag dafa bëri ay dimension yu ñu koy natte ndaxte tey jamono bi dafa dox ba nga xam ne li xew Fadial mu nekk ci ay attaque poste de santé bi avant mu fi xew amoon na ay signaux yoo xam ne joxe woon nañ nit ñi ne xëy na mënoon nañu dem ba yegg ci yu mel nii ndaxte lu ci mel ni école Bagana séeréer bi colaay yu mel noonu am na fa école ba ay bandi ay woyu ñëw dugg fa vandaliser ko dajale enseignants yi jël seeni moomeel mu nekkoon lu métti administration nag au sens global am na ci responsabilité bu ma waxee au sens global administration territoriale bi ak administration centrale bi maanaam état ak collectivité yi dañ ci am responsabilité ci sécurité parce que ñoom ñooy installer infrastructure publique sécurité yi waaye population yi itam dañ ci am rôle bu am solo boo xam ne dañ ko war a jouer parce que boo xoolee tey sax ci dëkk yu bëri yi nga xam ne force de l'ordre ak de sécurité yi ñu ngi fay def ay résultats c'est parce que en collaboration avec la population la ñu mun a amee résultats yu mel noonu li xew nag ñu ngi koy ñaawlu te ñu ngi koy naqarlu itam lu métti la parce que koo xam ne tey ku jaaxle ci sa wàllu wér-gu-yaram ci moom ngay daw buñ ko fekkee fa muy liggéeyee di sauver ay bakkan ñu bëgg a jël bakkanam loolu doy na waar loolu dafa jéggi dayoo laay mu nekk nag loo xam ne tey ba mu xewee ñun au niveau local am na ay jéego yoo xam ne def nañ ko li ñu njëkk a def nag mooy man mii dama tukki woon ñibbisi ba ma ñibbisee dimanche bi ne daa noppalu début semaine bi ñu woo ma téléphone ba ma xëyee ñu woo ma téléphone wax ma ne am na lu xew expliqué ma ni mu xewee ma daal di taal sama oto rek départ dem Mbour seeteegum ki nga xam ne moom victime bi ba ma fa jógee ci laa ko ne si Fadial ba ma ñëwee itam la ma njëkk a def mooy waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yor Mbang Fadial muy jaaraaf yi muy imam yi muy conseillers municipaux yi nga xam ne askan wi ñoom ñoo leen tànn pour ñu leen di représenter au niveau local ak au niveau communal ñoo nit ñu waxtaanoon ba jàpp sax démb bés
pour que lii nga xam ne xew na fi ñu mun see jël ay mesures vraiment yu ferme pour mu bañ a xewaat fii malheureusement bon wala heureusement itam ndaxte jamono nawet lañ nekk ñëpp di ñaan ndox ñu xëy démb mu commencé taw di taw ba 10 heures lañ convoqué woon finalement il a fallu que ñu defaat tour de fil woowaat ñëpp ne leen dañ koy ajourné ba week-end bii di ñëw incha allahu rabi ndaje boobu dina am te am naa yaakaar ne bu kilifa yi dajee waxtaan doog a woo population bi jéegal leen seeni xalaat laaj population bi seeni xalaat buñ ci àndandoo ñun ñëpp rek mun nañu am formule bu efficace pour vraiment sécuriser suñu zone bi. waaw sécuriser suñu zone bi léegi li may wax mooy nga am nga yaakaar dëgg ndax li fi xew ni ki nga xamante ne moom moo defoon ñaawteef yooyu ki ko defoon nga yaakaar ne dinañ dem ba teg ci loxo. waaw am naa ci yaakaar bu baax a baax li tax ma ne am naa ci yaakaar mooy que ñun suñu police ak suñu gendarmerie dañu efficace nañu te gis nga Sénégal bari na fi ay saay-saay yu mag a mag yoo xam ne def nañ fi lu ne weng ñëpp jommi ñëpp jaaxle waaye ba yoon jógee def liggéeyam saytu ko dañuy jékki-jékki ba dégg ne jàpp nañ ka defoon ñaawteef bii man nag nit ku am confiance la ci sama ñi yor kaaraange réew nit ku am confiance la ci sama police ci sama gendarmerie ak ci sama appareil judiciaire moo tax man sama xel dal na ci nit kooku noonu ne dinañ ko teg loxo ci diir bu gàtt gendarmerie mu ngi def ay enquête am bon dossier boo xam ne nag gendarmerie mu ngi ko topp xëy na man du ma ci xóotal nu ma cee dugg xaw ma ci lu bëri li ma xam rek mooy xew-xew bi li ci population bi xam ak li nga xam ne ni mu xewe mais nag ka ko def ak nañuy def ba jàpp ko wàllu gendarmerie la gendarmerie mu ngi def liggéeyam ñu ngi ñaan yal na leen yàlla taxaw jàppale leen ba nit kooku wëyu boobu ñu mën koo teg loxo ba ñëpp xam ne kii la te itam buñ ko tegee loxo daan ñi ci war vraiment juge ba ña ko war a topp yëpp benn clémence bañ cee am ñu teg ko ay daan yu 10 ndax loolu dafa bokk ci li nga xam ne non seulement un exemple de lay nekk sanction exemplaire lay nekk mais itam dina décourager loo ñi nga xam ne ñoo koy def te li fi dugg si ci gox bi. waaw bu loolu weesoo ci ay jamono amoon na sécurité ba nga xamante ne daf fi amoon ñëw bi mu fi ñëwee affaire bi andi ay coow waa ji ñëwoon na andi fi sécurité dëkk bi mais bu ma juumul sax yaakaar naa commencé woon na mais finalement amatul ñu génnee ko fi man dama xamul nag ndax population bi ñoo ci bañ wa ilaa nu mu fa demee noonu wala ay matuwaayam moom moo matutoon ba sécurité boobu mënta am léegi nag ñu bëri ñu ngi wax ci dëkk bi ne xëy na bu loolu amoon xëy na lii du am ñaareel moom mooy xëy am na ñu dem sax bay ne sécurité bi sax bu fi amoon même ñi nga xamante ne bokkuñu sax te fayuñu xëy na ñoom sax nañ leen sécuriser ndax bu nit di dox ci biir dëkk bi di sécuriser xëy na am na kër bi nga doon dugg nga xamante ne nit ki fayul sax xëy na sécuriser nañ ko léegi lan moo waral ñu dem ba ci biir ba loolu amatul. waaw Ablaye xam nga commune bi man maay le 2e magistrat de la commune yàlla dogal ma dëkk Fadial kon am na yu bari yoo xam ne bu laalee administration xewee Fadial bu dee ci commune bi la fu mu mun di nekk dama koy yëg dama am information bi parce que en collaboration avec l' administration locale lañ ko mën a defee te dama fa nekk rawatina nag loo xam ne dama fi yeewoo sécurité bi nga am ne moom moo amoon Fadial dëgg la amoon na fi bi mu amee itam dëkk bi dañu xaajaloo ci ay pexe ñii ne sécurité bi kat mu ngi gêné parce que interpellé nañ ma telle heure di ma laaj ay carte d'identité ak yooyu ñii ñëw ne sécurité bi kat baax na fi ñun nag en tant que administrateur local bu yu mel noonu xewee la ñuy njëkk a def mooy seet est-ce que yoon li xew doonte lu baax la lan la ci yoon wax sécurité boobu lu baax a baax la je suis d'accord ak ñiy wax ne lu baax a baax la mais ban forme juridique la am ak ban légalité juridique la am c'est des questions yoo xam ne population bi souvent mën nañ ci bañ a bàyyi xel wala mu bañ leen a ñor mais ñun ñi nga xam ne bu dara xewee ëllëg gis nga sécurité dëkk la sécurité publique état moo ko yor ministère de l'intérieur c'est maanaam dañoo nekk ci réew moo xam ne c'est organisé ay textes ñoo fi nekk yoo xam ne loo bëgg a def rek dañ la naan texte bii demal fii bon bi mu xewee aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon dox évidemment ñëw nañ ci ñun à la mairie bi ñu ñëwee dafa fekk jour boobu man ma amoon réunion boo xam ne maire daf ma ko délégué woon ma nekkoon ci réunion bi ñoom ñu ñëw maire recevoir leen bi leen maire recevoir aussi commencé waxtaan ak moom man sama réunion jeex man ñëw dugg sama bureau
maire woo ma téléphone ne ma soo paree nga ñëw ba ma ñëwee mu ne ma ñii kat dañoo ñëw dox si wàllu sécurité mais comme sa dëkk lañ dëkk dama leen wax ne yow da nga xaw a xat tey ndax boobu am naa beneen rencontre moo doon def ci wàllu suuf la woon mais bu ngeen ñibbee nañ la dem seet si ma ne kon baax na loolu de lu am solo la bon bi ñu ñibbisee itam jotuñu ñëwaat ci man bon man itam ma toog fii diir ma voyagé daal di dellu si waat ma dellu si nag fekk dëkk bi coow bi lëmba fi mais li ma bëgg a xamal nit ñi mooy que ñu bëri dañuy spéculer maanaam di wax joo xam ne amul benn fondement maanaam dañuy li ñuy gis rek ci njàngat lu ñuy gis rek la ñu am mais soubassement bi leen ci suuf la ko lal xamuñu ko ba loolu xëy itam dama woo sous-préfet ba ñu waree daje fii ci dëkk bi chef de village woote pour affaire sécurité boobu dama woo sous-préfet laaj ko sous-préfet tontu ne sécurité publique état moo ko yor munoo leen ko yoral seen bopp bu doon noonu la dëkk boo leen dem Sénégal nañuy jënde ambulance wala nañuy créé ba am ambulance ñu créé ko ba recruter ay gendarmerie ay police ak yooyu di leen di fay xam nga loolu gisoo ko ci benn dëkk mun nañu nag li ngeen mën a def mooy comité de vigilance locale bi ñuy waxtaan loolu tam dafa am ñoo xam ne ci wàllu sécurité ak ci wàllu kaaraange dañ cee liggéey ba retraité nekkoon ay fonctionnaires dëkk ci dëkk bi ils étaient à la réunion ñooñu tam bi ñu ñëwee avant may woo sous-préfet sax ñoom ci seen bopp dañu woo ñoom ñoo njëkkoon taxaw ne lii nii c'est pas légal mais comme man jotuma woon xool les textes ak yooyu te nit booy wax ci dara surtout nga nekk ci yenn position yi dafa war a nekk loo xam ne dañ ko seetaat ko ba mu wóor la nga xam ne lii la texte yi wax lii lañ ci wax nii lay demee ñu woo le commandant de la brigade de gendarmerie bi ma le commandant de la brigade de gendarmerie mu confirmé waat li sous-préfet wax ne ma monsieur le maire man mënuma joxe kaaraange gu toll noonu ab dëkk mais mun naa leen wax ne organiser wu leen ngeen am comité de vigilance et de veille am na Samba Dia ay waa Samba Dia ñoo fa nekk am na Fimela am na Diofior am na feneen ak feneen tey dama yaakaar ne débat bi nekkatul ci sécurité amoon na fi jële nañ ko fi ñan ñoo ko fi jële wala lan ak lan waa dëkk bi ñoo ko fi andi woon waa dëkk bi ñoo ko fi jële ci ñàkk a déggoo mënoo andi nit ki pour mu aar la mu fekk la yow sa bopp ci coow lu mel noonu ñoom ci seen bopp ñi doon garder am na ñoo xam ne sax xaw nañu jàppanteeg ñoom ay guddi fii ñoo xam ne dañoo doxi ba ay minuit genre yooyu ñu laaj leen ay carte d'identité ñooñu ba ñu xëy dañoo ñëw sama kër ne ma monsieur le maire man mënuma fiy nekk nag ci biir dëkk bi juddoo fi yaroo fi màggee fi gan ne fi su ma doxi jee bu ma dugg see mu ne ma ana sa carte d'identité nii ak nii ak nii ma ne ko loolu rek sa kaaraange rek moo tax xëy na ñu laaj la lu mel noonu pour sa sécurité la mais nekkul pour woon la ne ñoom ñoo la ëppale ci dëkk bi wala ne ñooñu mënuñ la ëppale ci dëkk bi mais xam nga damay wax loolu pour gérer seen psychologie ak seen morale mais kooku bu ñëwee bu wax la doléance am bu génnee war nga automatiquement xool peser ko sur la balance parce que boo ko bàyyee noonu muy dem kooku ñëw na wax la ne kenn dootuma ko def mais am na ko xam ne bu ñu ko laajee carte d'identité mun na door korosé bu boobaa nag doorante boobu bakkan mun na fa kon loolu te kuy sécuriser nit ki bu demee ba yooyu du ci xew ñun dañuy gouverner c'est prévenir kon ñun dañoo jiitu di prévenir loola mais fi ma bëgg a daan rek laay mooy fi dëkk bi tollu tey bu ñu bëggee dugg ci débat wu sécurité ba fa nekkoon nag ba fa nekkatul c'est un débat boo xam ne daf ñuy jëlal temps te amatul sens parce que sécurité boobu nekkatu fi. loolu dëgg la mais léegi nga yaakaar naka lañ mën a def ba ñu am ñun ci suñu bopp ñu am sécurité yow luy sa xalaat ci loolu nu ñu mën a def ba ñun ci suñu bopp comme dëkk yi ñu koy am te dëkk bi wax dëgg dafay màgg dëkk baa ngi ni di màgg mu ne dëkk baa ngi di màgg tey banditisme aussi mi ngi commencé dugg ci dëkk bi mën na ne ñi dëkk ci dëkk bi mën na ne ñu ñàkk dëkk ci dëkk bi tey dugg ci biir dëkk bi ndax guddi bu jotee ñëpp ay tëdd nelaw donc Samba Boy di dox heure bu leen neex léegi nga yaakaar naka lañ mën a def ba ak yéen en tant que ay administrateur local naka ngeen mën a def ñu waxtaan ba am au moins lu ñu mën a sécuriser fii waa dëkk bi. waaw loolu mën na nekk ci format bi mu mën a nekk mooy ñu fexe ba am comité de veille et de vigilance am na dëkk yoo xam ne ñu ngi fii biir Mbang Fadial seen comité yooyu ñu ngi fonctionner déjà gis nañ exemple bi aussi ci yeneen commune ak ci yeneen dëkk yoo xam ne nit maanaam boo déggee ñu ne day jéegaani ci lu baax la bu ñu gisee suñuy dëkkandoo ñu nekk ci loo xam ne fexe nañ ba aar ci seen bopp te bal tàkkul coow jibul war nañu copier système yooyu andi ko pour mu jëriñ dëkk bi donc ay système la yoo xam ne gis nañ ko ci biir espace bi te dans les alentours te war nañ ko mën a copier loolu aussi maa ngi ciy waxtaan ak jaaraaf yi maa ngi ciy waxtaan ak conseils municipaux yi dinaa ci bokk waxtaan ak imam yi ak vraiment ñi nga xam ne ñoo fi nekk curé yi ak catéchistes yi
pour que ensemble ñu trouver des mécanismes allant dans le sens de vraiment s'auto-sécuriser, mais dans les formes vraiment juridiques acceptées vraiment par les textes et les règlements de fonctionnement de vraiment de l'administration locale. Et itam ñu bàyyi xel ci ne li war a am mooy que bu mbir xewee la ñu war a def rek mooy bàyyi bépp position boo xam ne position ay individualité la ak ay partisans la ak ay clanique wala de groupe wala ay lobby. tey suñu waajur yi suñu am yi suñu rakk yi suñu soxna yi suñu doom yi moom la ñu war a wutal tey la tax ba ñoom kuy dem école nga dem en sécurité ak xel bu dal fu waay di dox nga mun fa dox lu waay am te mu nekk koom-koom boo xam ne vraiment da ko bëgg a développer pour am ci njëriñ pour dimbali ci ay njabootam pour itam dimbali leen ñu dem ci kanam mu mun leen a jëriñ ci anam buñ ko bëggee. léegi nag li ñu war a def mooy comité de vigilance boobu ñu fexe ba mu taxaw ci taxawaay bu am solo ak taxawaay boo xam ne itam day nekk lu mun a wéy parce que di def dara itam parce que am na lu xew rek ngeen gaawantu def benn comité de vigilance teg ko fi alors que du fonctionnel wala du opérationnel loolu day andi ay problème maanaam nañu ànd ak dal lii xew-xew na ba pare ki mu dal ñu ngi koy ñaanal yàlla na koy yàlla yëkkati ba mu doxiwaat ay soxlaam te ba mu delluwaat ci liggéeyam waaye nag askan wi nañu xam ne ci dal rek lañ mun a régler loolu te ñun en tant que administrateur ñu ngi ciy dox te ñu ngi ciy am ay pexe yoo xam ne jàpp nañ ne buñ dajalee xalaatu kilifa yi fi nekk ak xalaatu askan wi danañ am comité de vigilance bu opérationnel bu taxaw askan wi. jërëjëf monsieur le maire li may wax aussi ci Fadial dama koy wax di ko waxaat mooy bu ñu am na jamono yoo xam ne bu ñu fa tolloo bu ñu wootee réunion da leen di wuyu ji réunion ndax fi mu toll nii gis ngeen dëkk bi nu mu mel actuellement nii lu ñuy xalaatee mooy nu ñuy wootee réunion ba ñun ñëpp ñu mën a gérer dëkk bi ngir yàlla jeunesse bi ñaan naa leen saa suñu wootee réunion ñu wax affaire sécurité Fadial fexe ngeen ñëpp ngeen ñëw ñu booloo toog waxtaan ñu xool naka la ñuy sécuriser suñu dëkk ngir yàlla ak yonente bi rek réunion bu amatee rek ñëw leen bu kenn toog ci këram ne mën naa sama bopp waaw. léegi bu ñu jógee foofu monsieur le maire yàlla def na ba maire bi actuellement ci seen loxo la nekk yéen a koy gérer boobu ba léegi mairie bi nga fa duggee ba léegi amul ay difficulté yu nga fa jànkonteel ay difficulté ci biir mairie bi. waaw laay nga may ma benn une minute balaa may dugg ci réponse boobu dafa am loo wax sànq mu touché waat Fadial te mu am solo mooy affaire réunion yi nga xam ne souvent nit ñi wuyu si bi surtout ci côté jeunesse bi ni nga ko waxee dafay xaw a am ay jafe-jafe wala daal nit ñi di ñu wuyu comme ni ñu koy yaakaar ak ni ñu koy bëggee loolu nag laay responsabilité bi du entièrement la jeunesse Fadial nag ñun dañu wax jeunes yi defuñu lii jeunes yi duñ def lii jeunes yi duñ ñëw jeunes yi duñ ñëw mais est-ce que ñu ngi posé wu la question pourquoi et c'est très important lan moo tax bu ñu woowee jeunes yi duñ ñëw kooku ay question la yu parce que nit ki y a pas amul loo gis rek am na lu ko waral loo gis rek am na lu ko waral donc loolu lañ war a éradiquer li tax jeunes yi duñu ñëw buñ ko fajee bu ñu wootee jeunes yi ñëw mais nag je lance un appel solennel à la jeunesse xamal leen ne ak lu mu mun di nekk aussi c'est pas une raison de rester chez soi comme ni nga ko waxee parce que dëkk bi ñoom ak ñun ñii ñëpp laay wax ñun ñoo ko war a jëmale kanam. léegi am na léegi lu am solo li nga wax sànq léegi yow dafa mel ni am na lu ndaw loo jàpp ci lu tax jeunes yi duñu ñëw amul dara loo ñu ci mën a wax la nga xamante ne aussi jeunesse bi buñ leen wooyee duñu ñëw. si am na loo xam ne man ci sama jëm bopp sama xalaatu bopp la sama position personnelle la. Parce que jeune la comme yu jeunes yi ni ñuy wax jeune la li ci bokk mooy nit ñi woote bi ña ko doon def ñoo ñëw découragé loo wuyu si bi parce que doo déggee ñu ne la woote neex na waaye wuyu see nga woote ñu wuyu si la moo dàq xam nga loolu moo dàq kon bu demee bi ñu doon woote bu ñu wootee te nit ñi du ñu ñëw kon am na lu tax parce que daan nañu woote nit ñi di ñëw loolu nag man du ma nit koo xam ne damay tergiverser ci sama position mooy que responsable yi nga xam ne ñu ngi fi muy man muy sama morom xamoon ne ñoom ñoo doon drainer les masses ñoo doon dajale nit ñi amoon ci ñoom yaakaar dafa am rupture de confiance entre jeunesse bi ak responsable yooyu dafa am rupture de confiance nag bu amee au sein d'une communauté mooy waral nit ñi duñ bokkati ndab duñ bokkati jotaay wala dañ cay tayal loolu nag jeunesse bi tey xam nga lan mooy responsabilité mooy ñu fexe nag véritable confiance boobu buñ ci xaar ña nga xam ne ñoom ñoo leen découragé loolu mais nañu wut des solutions ensemble ñun en tant que jeune
pour que confiance boobu nga xam ne ñun fii lañ ko fekkoon suñu maam yeeg suñu waajur yi liggéeyoon ko ba mu dëgër ba nga xam ne dëkk bi benn dënd lañ doon tëgg ñëpp daje. nañ rétablir confiance boobu pour àndaat. ok waaw bu ñu jógee foofu question bi ba léegi mi ngi sa kaw di la xaar moom mooy bi nga duggee ci mairie bi yan difficulté nga jànkonte ci mairie bi. waaw mairie bi xam nga nit ñi dafa am lu ñu war di bàyyi xel gis nga commune Nguéniène mu ngi am juróom benn ak c'est une commune jeune maanaam ñun c'est en 2014 avec l'acte 3 de la décentralisation bi nga xam ne le président Macky Sall moom moo ko andi pour vraiment corriger inégalité bi nga xam ne moom moo xew ci gox-goxaan yi ci la Nguéniène nekkee commune mais Nguéniène conseil rural la woon ba 2014 kon xam nga nag xale bu ñëwee juddu dafa am fu muy jaar ba dox am nu muy jaar ba daw ñun nag àggaguñu ci position boo xam ne commune bi dafa war a daw donte bëgg nañ ko lool soxla nañ ko lool ndax ba gis nañ commune yu Joal yeeg yeneen yi ñu ngi dox ñu ngi daw mais nit ki nag chaque jour da ngay xool li nga man tey nag commune bi dafa am ay potentialité yu bari yu tax mu war a dox nag kooku moom gis naa ko ci commune bi xam naa ko ci commune bi parce que itam nekk naa conseiller de 2014 à aujourd'hui nekk premier adjoint au maire depuis des années donc xam naa ci dara mais jafe-jafe yi ngay laajte bari na mooy que tey ci wàllu budget li commune bi man budget bi nga xam ne budget d'investissement commune bi la dafa rëyul donc commune la boo xam ne tey administrateur bu ko mun di yor da ngay nekk nit koo xam ne di nga xarañ da nga am loo xam ci administration locale di nga mun a dem wuti ay partenaires yoo xam ne secteur bu nekk di nga leen jox offre boo xam ne partenaires yooyu bu ñu ñëwee implanté wu ci biir commune bi danañ développer secteur boobu commune bi gis ci seen bopp ñoom itam ñu gis ci seen bopp parce que investissement noonu lay demee. léegi lu may wax mooy mairie bi parce que bu ñu nee mairie aussi normalement am na ay yi nga xamante ne war na dugg ci mairie bi xaalis muy marché Nguéniène muy bon il y a beaucoup de domaines yi nga xamante ne mën nañu dugal xaalis est-ce que actuellement nii ci zone yi fi nekk nii ay domaines yu mën a dugg xaalis est-ce que bëri na ci Nguéniène ba Nguéniène mën a am xaalis mën a liggéey kii bi commune bi. waaw zone yi fi nekk maanaam moom loolu la ñuy wax niche de recette maanaam niche yi nga xam ne liy jur ay recette ci commune bi boo ko xoolee yow daanaka lim nga ko muy marché hebdomadaire bi imaginez commune nu 25 villages plus de 225 kilomètres carrés plus de 50 000 habitants am benn marché hebdomadaire et que commune bi dafa nekk commune boo xam ne dañ ko bipolariser commune bi sax moo xaaj boppam donc tey dañoo jàpp ne tey boo xoolee zone Mbang Fadial bi dafa war a am économie de marché zone Mbang Fadial tey amul benn économie de marché beneen bi mooy ci wàllu tourisme zone Mbodiène bi lañ am ci wàllu tourisme buy fonctionner ak na ñoo côté Fadial bi ba wabla rek moo fi nekk benn hôtel beneen bi mooy tey régularisation fond ak tool yi ak xëy na mutation kër yeeg yooyu foncier bâti foncier non bâti bi donc commune bi tey bu sukkandekoo ci li nga xam ne moom mooy dugg rek jafe-jafe yi laay da nga koy daal di gis commune bi dafa war a développer tey ay yeneen mécanisme de rentrée d'argent donc ñun tamit am na fu ñu ci toll xëy na àggaguñu ci développer ñun lan mooy suñu xalaat pour que difficulté yooyu nga xam ne yaa ngi koy relater ñun ñu apporter ci ay solutions corriger yi ñu war a corriger développer yi ñu war a développer. waaw xam naa balaa ñuy jeexal émission bi dinañ delluwaat fii ci point bi ñu nekk nii léegi fi mu toll nii dañ nekk ci jamono ba nga xamante ne aussi ñi ngi wax ñi ngi jublu ci ay élections yi nga xamante ne bon pour élection maire yi léegi yow ndax dañuy laajte ndax yaa ngi ci candidat yi wala waaw il faut que ñu laajte aussi pour xam parce que lu ñu bëgg mooy dëkk bi ñu teel a xam mën a xam ñi ñuy jàppale ak yooyu léegi yaa ngi ci biir wala. waaw xam nga man dama nekk d'abord nit koo xam ne dama attaché beaucoup de respect à la discipline de parti ak ku ma mun di ànd rek damay ànd ak yow ci yar ak teggin ak ci weg la pour que de retour aussi ñu mun ma ko delloo donc dama nekk ci biir parti politique boobu xam ne APR la tudd di ci yëngu depuis vraiment 2008 ba léegi parti boobu moom moo ma def confiance porté woon sama candidature pour la mairie de Nguéniène en 2014 déjà bi Nguéniène di doog a doon commune
parti bi jiitaloon na ma nekk candidat ci même mandat bi après le décès de feu Ousmane Tanor Dieng yal na ko yàlla yaram te xare ko àjjana parti bi jox ma confiance que ne mun nga ñu représenter au niveau de la coalition ci lañ ma defee premier adjoint au maire